baa ngi noonu poids léger final poids léger baa ngi noonu ci diggante Monument ak El Capo Monument ak El Capo final baa ngi noonu ndeysaan final poids léger baa ngi noonu ndeysaan final poids léger baa ngi noonu arbitre sifflé waat na génn seen diggante Monument ak El Capo final poids léger baa ngi noonu ndeysaan El Capo ak Monument ñaan na ak El Capo Monument ñaan na ak El Capo ndeysaan final poids léger baa ngi noonu final poids léger baa ngi noonu Monument ñaan na ak El Capo Monument ñaan na ak El Capo Monument ñaan na ak El Capo final poids léger baa nga noonu fii ci Passy Monument ñaan na ak El Capo final poids léger baa ngi noonu final baa ngi noonu Monument ak El Capo Monument à gauche, El Capo à droite. Monument ak El Capo yow sa lii moo ngi dem lii demul de Monument ñaan na ak El Capo arbitre sifflé waat na génn seen diggante ñoom fi nga xam ne mooy Passy production ñoo ñu fi woowoon tey ñu si 20 bœuf plus 40 000 francs waaw Monument ñaan na ak El Capo ndeysaan Monument ñaan na ak El Capo laay la jàppante nañ Monument ñaan na ak El Capo Monument ñaan na ak El Capo arrêté na leen avertissement arbitre jox na leen avertissement ñoom ñaar ñëpp ku si nekk am avertissement waaw
Capot ba léegi ndeysaan Monument ak El Capot ba léegi El Capot ba léegi ndeysaan arbitre arrêté ne sifflé na génn waat seen diggante ginnaaw bi ñu demee mi-temps ñëwaat Monument Niane ak El Capot ba léegi ndeysaan final bu waa lese fii si Passy le 24 mars 2026 mi-temps ñëwaat ñoom ñaar ngay léewtoo jàppante waaw final bu waa lese baa ngi noonu ndeysaan El Capot ak Monument Niane Capot ba léegi ak arrêté ne leen nee na leen ñëw leen fii Wow.